jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñi topp su waxtu bi jotee ci Soir d'info kontaan ci teewaat fii ñëw rek waxtaanee mbirum actualité di l'élection bi ci wolof dina fi teew pàcc bu njëkk bi ñu ñëw ci liggéeykat yi ak it këru liggéeykaay yi ndax yenn saay mu bëri ay jafe-jafe yenn yoo xamante ni nemmeeku nañ ko fan yi bokk na ci fu mel ni APS nga xam ni am na crise ñaar ñoo xam ni dàq nañ leen keneen ka ñu suspendre ko mu di Bamba Kassé nekk secrétaire général bu SYNPICS leneen nit loo xamante ne waa ñi yëngu ci secteur hydrocarbure ñoo ko fësal muy liggéeykat yi di ñaawlu rek anam yi nga xamante ne seen liggéey noonu la tëddee jamono ji ak it négociation yi nga xam ne dakk na yooyee ponk dinañ ko gën a yaatal ci kanam ak suñu gan ci pàcc bu njëkk bi mu di Cheikh Diop nekk secrétaire général bu Confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement monsieur Diop dalal jàmm ci plateau. jërëjëf maa ngi leen di nuyu wàlle seen téléspectateurs yi ak seen équipe bi yëpp. di leen sant di leen gërëm ci invitation bi. jërëjëf ñu ci ànd ak Papa Djibril Fall Pape. maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Aram di nuyu ñi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di dalal kilifa bi bu baax. Cheikh Diop. sëñ bi Cheikh na ma ko waxee sànq ñu njëkkee ca APS mi nga xamante ne tey rek encore une fois Bamba Kassé def na conférence de presse wax ne fas yéene nañu jébbal ñetti plainte ki nga xam ne mooy directeur général bu APS di Thierno Birahim Fall ndax ñàkk dëppoo ñàkk rafetlu la nga xamante ne mu ngi koy doxalee jëmee ci ñoom ndax jàpp na ni moom dañuy bañ ñu nekk ñoo xamante ne dañuy syndiqué ci biir këru liggéeykaay boobu yow nga nekk défenseur liggéeykat yi njàngat li ci la xew foofu. li xew APS jàpp naa ne lu ñu war a gaaw régler la parce que su dul loolu mun na ëpp loxo te ñun coalition centrale syndicale yi maanaam syndicat yi ëpp doole ci réew mi nekk ñeenti centrale yëkkati woon nañ ci kàddu xamle ne am na lu nga xam ne centrale syndicale yi mënuñu ko nangu te defuñu ko Bamba Kassé mais mouvement syndical lañ ko def ñun jàpp nañ ne responsable syndical bu toll ni Bamba Kassé ñu koy suspendre te suspension yi jàpp nañ ne duppewul ci dara lu dul taxawaay bi mu taxaw ci wetu liggéeykat yi taxawaay bi mu am ci mouvement syndical loolu dama ne du lu ñuy mën a nangu te jàpp naa ne mbir mi bu weesoo fii du yem ci ay plainte digganteem ak njaatigeem mais jàpp naa ne bureau international du travail mën na ci jot parce que ñun ñii nga xam ne ñoo bokk confédération yi membre lañ aussi ci bureau international du travail te taxawu ak yelleefu liggéeykat yi moo ñu fa taxa teew kon li dal ci ko Bamba Kassé man jàpp naa ne autorités yi war nañ ci gaaw wax pour mu dakk waaye au-delà de Bamba Kassé li dal aussi ci liggéeykat ya nekk foofu muy ñaari soxna yooyu nga xam ne ay kilifa lañu ci APS jàpp nañ ne aussi véritablement réew mi dafa tolluwul ci provocation parce que yenn yi provocation laa ko mun a tuddee ci biir liggéey bi gis nañu këru liggéeyukaay yu bëri am na fa ay violation lu dul jeex du foofu rek mais fii daf cee gën a fés mais daf cee mujj également ba tax na jàpp nañ ne tey jii mbir mi bu dakkul wala buñ ci utul solution ñeenti centrale yooyu nga xam ne ñu seq mbir mi dinañu dajeek kilifa yi pour wax ak ñoom su ma dee wax kilifa yi nag mooy au plus haut niveau. alors gis nañ ci wàllu liggéeykat nee nga bu Bamba moo mujj ak yaay Fatou Mbaye bi nga xam ne tudd nañ ko ci ak beneen soxna si nekk na cas yoo xamante ne xëy na bëgguma tudd yeneen kër yeneen i entreprise mais yenn kër liggéeykaay yi ba tey ci presse bi souvent bu nit ñi taxawalee syndicat yëkkati seen kàddu ñenn ñi dañ ciy ñàkk seen liggéey te buñ ci ñàkkee seen liggéey après dossier yi li nga xamante ne moom la ci liggéeykat bi di yóotu du koy faral di am est-ce que tamit lii du nekkaat rek beneen dossier boo xamante ne dafa nekk au devant de la scène waaye du mujj fenn ndax njiit la xëy na am na fu mu jàpp boo xam ne xelam dal très bien xam nga mouvement syndical dafa am nu mu tëddee ay pàcc la dafa am pàcc yu nga xam ne délégué du personnel yi ñoo ko war a saytu bu ëppee seen loxo ñuy jébbal ko syndicat professionnel bi maanaam syndicat bi nga xam ne mooy yëngu ci profession boobu bu ëppee loxo kooku ñu jébbal ko confédération yi tey ji confédération yàlla def na dañu dekk kuréel bu nga xam ne dañ ko bokk nekk ñeent ñi nga xam ne ñoo représenté plus de 90% presque des travailleurs du Sénégal nekk interlocuteur valable bu état bi mais aussi du BIT
nekk aussi membre ci confédération internationale du travail bi nga xam ne moo tënk liggéeykatu àdduna bi yépp am teewaay ci organisation des Nations Unies am teewaay ci fépp fu nga xam ne dafa nekk instance ci àdduna bi fu nga xam ne dañ fay lijjante mbiru relation professionnelle ak mbiru àq ak yelleefu doomu aadama ci boppam. Par conséquent kon li nga xam ne dafa dal ci Bamba Kassé dafa nekk autorité dafa nekk aussi responsable de haut niveau ci mouvement bi kon loolu duñ ko bàyyee ak kenn ñoo koy saytu bi ci des mooy violation yi ci biir réew mi dafa xaw a bëri secteur du pétrole am na ay délégués yu ñu fay dàq bokk na ci li ñuy ñaxtu xëy na dinañ ci dellu siwaat mais am na ay liggéeykat yu nga xam ne dañoo lànk ne syndicat du am ci seen këru liggéeykaay loolu ñàkk a xam syndicat la parce que organisation syndicale ku ko xam ne ca njàlbeenam ci cosaanam pour contribuer ci stabilité humanité bi la adduna bi yëpp kon mbir mi ku ko xamul rek yaa koy daw parce que damay fàttali rek te loolu duma ci sori première guerre mondiale bi mu jeexee ñu taxawal conférence de Versailles am traité de Versailles ci première guerre mondiale boobu ca traité de Versailles ba ñiy sëq àdduna daje di waxtaan ñu ne nan la ñuy def pour musiba jóg ci àdduna bi guerre mondiale bu mel nii bañ ci am mooy première guerre mondiale 1919 lañ def loolu ci biir waxtaan wala yiy identifier cause yi nga xam ne buñ ko bàyyee mu law guerre mondiale àdduna bi amul sécurité pour guerre mondiale cause yooyu bokk na ci relation professionnelle nee nañu xëy mi ñi koy seq muy liggéeykat bi ak ki koy liggéeyloo bu seen diggante nekkul diggante bu teey diggante bu yem diggante bu wóor adduna bi nekkul à l'abri de catastrophe ci la ñu créé OIT Organisation internationale du travail dénk ko mission pour muy réguler di normer les relations professionnelles sur le plan international lii mooy cosaanu OIT lii mooy cosaanu BIT te fa mu jóge ku ko seetlu xam ne pour éviter musiba am la donc boo yoree sa kër boo bëggee jàmm da ngay bàyyi syndicat bi mu jouer rôle am yow it nga jouer sa rôle te xam ne syndicat ci biir kër dafay indi équité justice ak progrès social. Oui, Pape. xam naa ne question bu am solo la mais bu sensible la aussi parce que souvent man damay def su ma eggee fenn rek su may jëflanteeg ña fay liggéey li ma leen di njëkk a laaj mooy ndax ñoo ngi leen di toppatoo ndax ñoo ngi leen di te lu ci bëri honnêtement ñi gërëm seen kilifa yi fa ñuy liggéey bariwul donc loolu mooy seetlu bi nga xamante ni def naa ko leneen li aussi pour man crise de représentativité bi nga xamante ni am na souvent mooy délégué bi ndax liggéey bi mu war a def dëgg moom moo ngi koy def ndax ce sera une tout se tient ndax après délégué bi wax nga syndicat bi wax nga tamit confédération bi mais souvent dafay mel ni ñi nga xamante ni ñoo leen foofu la ñu war a jooyee seen naqar ñooñu duñ leen gis ba nga xamante ni souvent bu ñu leen di dàq wala bu ñuy négocier dafay mel ni duñu am ku leen taxaw au-delà de l'existence nii bi nga xamante ni am na est-ce que ñooñu aussi bu ñu amee naqar bu ñu amee ku leen jooyal dinañ ko am dëgg-dëgg beneen bi ndaxte ñu ci bari seen délégués yi dañuy jàpp ne dañ corrompre dañ leen jënd ak yu mel noonu dafay am leneen li aussi mooy boo gisee li syndicalisme dox ci Sénégal at yi mu dox ak yi ñu am lan moo tax 2020 nit sañ fi jëf yu mel noonu lan moo tax qu'est-ce qui n'a pas marché. voilà loolu xam nga àdduna moo tëddee noonu gis nga revendication ak problème mu mouvement syndical dama koy faral di méngale ak biir la boo ci defee ndekki mu laaj la añ boo ci defee añ mu laaj la reer kon revendication du jeex la source de la revendication est intarissable bi ci des mooy gis nga suñu lettre de mission ñun syndicaliste ñu ngi ko jëlee ci hadiisu yonentu bi dafa wax ne alayhi salaam dafa wax ne boo liggéeyloo nit ki li may wax hadiis bu wér la boo liggéeyloo nit ki balaa ñaxama fer jox ko àqam loolu mooy suñu lettre de mission ba mu koy wax dafa xamul ni ala kulli àll dina am jàppal bàyyil diggante kii liggéey ak kii liggéeyloo loolu la ñun ñu ñëw gàddu mission boobu Cheikh Ibrahima Fall ñëw dëggal ko wax ne jëf jël ñàkk tedd suñ mission mooy fexe ba ku jëfati jël ku ñàkkati tedd dafa tekki aussi ne du jeex ay problème ñu ngi am loolu nag il faut que ñu bañ a fàtte ne aussi ay problème a ngi am ñu koy régler te kenn yëgu ko waaye mission bi moo tëddee noonu ba tax na war nañ gën a xaraat suñu tànk tubéy ci mbir mi parce que dafa mel ni ci jamono yi ñu toll dafa yokk ci kaw boo càmbaree dialogue social ni mu tëddee
bien que am na ay institutions yu mettre en place. am na aussi ay kilifa yu ŋànk institution yooyu. fu mel ni au conseil du dialogue social te ñu nga ci biir yuy góorgóorlu di def lépp lu war a def. pour que mbir yi jaar ci yoon waaye li ñu seetlu tey ci dialogue social sénégalais. te war ci taxaw mooy dialogue social bi dafa safaanoo parce que protocole d'accord ca cosaan. moom mooy régler définitivement les conflits du travail tey jii li ëpp ci conflit travail yi protocole d'accord lay bàyyeekoo ci lay jóge kon loolu dafa wane ne càmbar ak analyse am na ñu war a toog li xew ci école bi xew ci santé bi boo ko seetloo ak violation yu liberté syndicale yi ak bañ syndicat taxaw ci kër yi loolu li mu jur ci musiba bari na ba tax na jàpp nañ ne war nañ toogaat waxtaan loolu nag ñi jiite réew mi maanaam kilifa yi am nañ ci responsabilité employeurs yi am nañ ci responsabilité mais ñun aussi am nañ ci responsabilité parce que dialogue tripartite ci la OIT di fonctionner ci la BIT di fonctionner ñun ñëpp ñoo ko seq tey jii ñun li ciy suñu responsabilité mooy càggante il faut que ñun nangu ko te dama ci jiital sama bopp jiital ci CNTS FC li nga xam ne depuis près de 20 ans ñu ngi koy dox maanaam jël ngeen seen àq ak suñu yel delloo leen ñu ko signé ngeen ay accord respecté wu leen ko entreprise yi tëj na fay ñu suñuy droit loolu lay wax revendication de restitution te revendication de restitution taxu ñoo jóg ñun revendication de conquête moo ñu tax a jóg kon bu fekkente ne depuis 20 ans ñu ngi ci champ de revendication de restitution jàpp naa ne c'est un échec et c'est un échec collectif mais souvent, pour mouvement syndical ñu war a xoolaat suñu taxawaay. mais souvent aussi est-ce que du ay liaison yu dangereuses yoo xamante ni di syndicats yi dinañ ko seq ak pouvoir public yi ba nga xamante ni souvent pour ñu mën a taxawaay bi mat sëkk pour revendiquer ci conquête yi ngay wax noonu ndax dina yombati ndax souvent est-ce que du am ay imbrication ci yenn niveau est-ce que du am ay dugalante yoo xamante ni dina tax liggéey bi dootuñu ko mën a def est-ce que loolu amul tamit ci syndicat yi loolu jàppuma loolu man franchement jàppuma ko xam nga lan laa jàpp dama jàpp ne mouvement syndical dafa egg ci phase bu xaw a critique parce que boo càmbaree histoire mouvement syndical ñetti phase la naissance su mouvement syndical expansion fi mu toll ci diggu dooleem ak fi ñu toll ni nga xam ne damay jàpp ne déclin la loolu boo ko analyser da ngay commencer di gis ay solutions tey ji lan moo waral li ñu jàpp ne déclin la c'est parce que ca cosaan ñetti mouvement revendicatif moo am mu parti politique ñuy revendiquer pouvoir politique capitaine yi capital autour du capitaine des capitaines industrie ñuy revendiquer pouvoir économique ak syndicats yi ñoom ñuy revendiquer équité justice ak bien-être social ñetti mouvement revendicatif yi ñoo am mondialisation troisième millénaire dafa éclater ñun suñu mission altermondialistes yi jël nañ une partie de notre mission droits de l'hommiste yi jël nañ une partie de notre mission consomméristes yi jël nañ une partie de notre mission yenn ci ONG yi jël nañ une partie de notre mission ba tax na ñun tey suñu mission éclaté na même activistes yi suñu mission éclaté na léegi li ñu war a taxaw mooy ñooñu nga xam ne jël ñu ngi revendiquer une partie de notre mission ñu koy wax société civile ak mouvement citoyen ñoo bokk xëy na li ñu bëgg li ñu wutale mooy forme de lutte yi ak formulation plateforme yi loolu moo ñu wutale tey kon ñun tey bu suñ mission demee noonu dañu war a toogaat gën a resserrer suñuy rang gën a dëgëral unité bi pour mën a def face. Est-ce que am na aussi problème mu renouvellement aussi du personnel. loolu am na. est-ce que tey le militantisme est porté par les jeunes est-ce que tey jii ci structure yi ngeen yor xale yaa ngi ñëw tey bu xale yi ñëwee est-ce que jox ngeen leen place aussi bi nga xam war nañ ko xam nga loolu question boobu dañ koy faral di poser souvent mais dama bëgg a leeral leen gis nga mouvement syndical dafa am processus de renouvellement des leaders boo jëlee te ñaari xeetu leader mooy émerger leader de l'élite du mouvement ak leader du mouvement ouvrier l'élite mooy syndicat yi nga xam ne ay jàngkat ñoo fa nekk fu mel ni SAES SAMES ci médecins yi inspecteurs yi ainsi de suite ñooñu nga xam ne boo jëlee syndicat bi kenn militant bu nekk ñoo am même prérequis kenn ku nekk mën na jiite syndicat ba xam nga kooku renouvellement bi bu leen neexee ñu ne ku jiite ñetti at bàyyi keneen ñëw du jeex mais mouvement ouvrier processus de renouvellement et d'ascension du leader c'est très différent da ngay nekk délégué du personnel di xeex ba ñu dàq la yenn saa yi di la gundu xatal ba dàq la
syndicat bi téye la nga nekk ci biir syndicat bi ngay dem di dem bañ def le responsable section syndicale ngay dem di dem bañ def le secrétaire général syndicat professionnel ngay dem ba yéeg ci confédération bi gis nga processus boobu dafa gudd. bu fekkente ne boo yéegee ci confédération bi ñu ne soo amee ñaari mandat dem dinañ mës a am carence de leader processus yi duñ benn kon nañ bàyyi mouvement syndical ouvrier renouvellement muy procéder correctement di dem ni mu war a demee te loolu jeunes yaa ngi ñëw ñu ngi leen di organiser également ñu ngi impliqué wu mais également formation bi noonu lañ ko mën a assurer pour que boo egsee ci leader yi fa nga war a demee aussi bu jotee tamit nga dem. alors ñu ñëw ci inquiétude travailleurs yi parce que Pape li am na solo mais tamit ñi tax tey nga teew fi baax nañu wax ci seen cas. ñu mel ni ñi yëngu ci wàllu pétrole bi ak gaz bi wax sax ne la ñuy teg comme revendication buñ ko saafara fii ak ay bés dinañu def grève mu nekk nag loo xamante ne nii ca la ñu wax. bokk na ci bor boo xamante ne état bi yoral na ko secteur bi boobu noonu te pourtant gis nañ le ministère des finances bind communiqué di leeral di wax rek ne xaalis ba nga xam ne par exemple yoraloon nañ ko SAR fay nañ ko muy 97 milliards yi yenn entreprises yi ñoo des te loolu dig nañ leen ne ci 2020 bi loi de finances initiale bi prévoir na pour fay leen seen xaalis ndax tey coow lii jar na muy egg ba fu mu ne. jërëjëf soxna si laaj nga laaj bu am solo li may jëkk a leeral mooy damay sant gërëm suma camarade pétrole yi parce que conférence de presse bi ñu def alxames bi passé dañ ci jàppoon assemblée générale des responsables syndicaux pour ñu jàpp datu grève ci alxames bi passé man maa leen ñaanoon ne leen mouvement syndical ñaari rôle la am rôle revendicatif et lutte ak rôle alerte et veille comme mbir yi demee ne nii man dama jàpp ne on n'a pas suffisamment alerté may leen ma ñu def conférence de presse bi daje bi tey ñu def ko daje bu nga xam ne alerte maximum lay doon ñu jàppaat beneen daje pour bu ñu waree grève ñu grève loolu kon may nañu ma ko ma leen ciy sant di leen gërëm bi ci des mooy damay leeral li tax ñu xalaate dem grève parce que bëgguñu aussi xelu nit ñi ñu nëxal ko nëxal xelu nit ñi pour que bu ñu demee grève ñu fitnaal ñu waaye nëxal xelu nit ñi pour opinion bi duñu comprendre bu ñu demee grève ñu fitnaal ñu waa SDE dañu demoon grève ñu arrêté président jël benn décret. réquisitionné leen ñoom ñëpp te loolu jàpp nañ ne jaaduwul fa mu ko wéeroon mooy. syndicat amul droit di revendiquer dugg ci capital. moom foofu la ko wéeroon. damay bañ aussi. ñu ne ñu dette bi diis na ñun moom la ñuy revendiquer moo tax ñuy dem grève bu ëllëgee bu ñu demee grève ñu jël décret ne am seen yoon nekkul ci. dettu entreprise bi kay suñu yoon a ngi ci waaye loolu taxul ñu dem grève lii tax ñu dem grève xam ci jëkk mooy dañ doon négocier convention bu transport hydrocarbure te négocier nañ convention pétrole ba signé ko ba ñuy négocier convention pétrole waa hydrocarbure employeur ak section hydrocarbure mu nga woon ci biir dañoo dem ba ci biir seen njaatige yi ne leen mënuñu continuer ci lii ñun dañu bëggoon ñu liggéey ci convention bu nga xam ne day méngoo ak suñu kattan ak suñuy entreprise ci kanamu ministère bi ñu may leen loolu ñu signé loolu ba ñu signé convention pétrole ba pare nag jublu ñoom ci seen convention ba ñu waxtaanee ci terme de référence convention ak projet bi ba ñu d'accord ci lépp ba stabiliser ko fa la lépp doxee tàbbi géej ñu dem toog bloqué depuis plus de 6 mois waxatuñ jëm ci loolu mooy motif bi jëkk pour li ñu tax ñu nar a dem grève bi ci tegu mooy dafa am ci kër yi fu mel ni gazal transport gazal dañuy dàq ay délégué di gundu xatal liggéeykat yi di leen woo di leen di fexe di mettre la pression pour ñu génn ci syndicat bi loolu mooy violation yu grave ñaari poñ yooyu moo tax ñu bëgg a dem grève ak yi mel noonu ci yeneen kër yi parce que am na yeneen kër rax ca dolli bor bi ñëw nekk 200 milliards dañ koy maintenir chiffre boobu 200 milliards depuis kañ la waaye ci 200 taxaw benn van daw ñetti importateurs yi ci lañ bokk mais perte commerciale ci produits pétroliers ak ci gaz parce que am na importateur u gaz bu nga xam ne sénégalais 100% la capital 100% par exemple te du moom rek lobbu Maam Jaara perte commerciale yooyu xam ngeen nu mu ñëwee dañoo wax ni réew mi bu mu am rupture de leen jéggaani pétrole ak ga ñuy jéggee ci international bi ñuy jaayee fii du benn état bi def option bu ñu rafetlu ne ñoom du yokk prix mais différentiel boobu moom la ñuy wax perte de transport moom moo ko war a rembourser loolu opérateurs yi importateurs yi yëpp la ko amee est-ce que état d'accord na ci rembourser ko mais bien sûr
moom moo ko cautionné sinon gars ñi duñ dem jéggaani. kon d'accord na ci. SAR daf ci am pàcc bu am solo. perte commerciale mais la ñu fay moom li ñu gis ci communiqué mooy fay nañ. waaw mais mooy loolu 97 daaw la soxna si ma rek xam nga dettu pétrole. tey jii fi may waxee ak yow nii bu ma nee la nangam la bu subaa mun na yokku. day évoluer mais ñun on maintient les 200 000 dañu ne 200 milliards la ñu yoreel secteur pétrole yëpp acteurs yëpp état ak démembrement état Senelec ci la bokk. yoreel na bor ay fournisseurs am ci secteur pétrole. état bi yoreel na bor perte commerciale remboursement perte commerciale yi mais yoreel na bor remboursement péréquation transport pour opinion bi comprendre mooy xam nga Sénégal daf nguur gi dañu am droit dañu am mission régalienne pour assurer l'équité territoriale. Prix essence li muy jar Dakar moom lay jar Fongolemi moom lay jar Tamba moom lay jar feneen mais prix essence boo ko ñëwee versé ko ci station bi ak nga versé ko station Tamba xam nga du benn parce que transporté nga ko noonu lañ différentiel de transport péréquation transport bu état moo ko war a yóbbu moo ko war a fay ña ko fa yóbbu di ko fa distribuer donc société sénégalaise yu ndaw yëpp état yoreel leen da ngay gis société sénégalaise bu nga xam ne PMI la état yoreel ko 1 milliard wala 1 milliard 500 wala 500 millions ci ay sociétés sénégalaises yu ndaw yu nekk ci biir secteur bi importateurs yi même chose donc bor boobu lañ ne ñun biñ ko càmbaree toll na ci 200 milliards. très bien sànq da nga wax loo xamante ne am na solo nee nga état bi dañ leen tontu ak SAR ci ay questions yoo xamante ni yéen posé woo ko yan question la très bien xam nga dañu génn ci bi ba pare ñu génne ay communiqué muy yoreel nañu SAR mel ni SAR rek lañ wax ñun waxuñu SAR secteur bi yëpp lañ wax. ñu ne SAR yoreel nañ ko 97 milliards fay nañ ko 2019. oui fay nañ ko 2019 bu ñu yoreelee SAR 97 milliards fay ko 2019 ñeneen ñi ñaata lañ leen yoreel ak péréquation transport boo ko seetee li ñu wax dañ koy maintenir toll nañ war na jege 200 milliards. ñun xam nga ñun duñu ay agent recouvreur bay ñëw di pointer dette bi par société ñun duñu ay agent recouvreur ñun ay syndicalistes lañ. yuy tirer la sonnette d'alarme pour veille ak alerte pour que duñu toog ba dëkk bi ñàkk. waa léegi yaa ngi wax veille ak alerte c'est-à-dire que débat bu mel nii yow ban commentaire nga ciy def bu fekkee ne dañuy wax ne Sénégal dafa jëm ci exploiter gaz ak exploiter pétrole aujourd'hui par rapport surtout ak seen contribution ci problématique boobu yéen fan ngeen ci toll kon. dañoo bu fekkee ne ci yoreel leen lañ toll est-ce que vous êtes mis à contribution. société africaine de raffinage muy SAR. dañ ci xeex pour maintenir ko pour mu bañ a tëj depuis très longtemps. nguur gi d'accord ci fekk si ñu fi beneen revendication bi dañu waxoon ne nañ ko jox ay capital national def nañu loolu léegi ñaari actionnaires yi fa nekk ay nationaux lañu ak état bi am na benn kii rek mais c'est négligeable mais société boobu lañ daan revendiquer pour ñu def extension technique pour que bu pétrole bi génnee mu mën ko raffiner mais ñii nga xam ne jox nañ leen ko ñu ngi koy def chantier yaa ngi foofu commencé na te loolu mësuñu ko am bi ko ñoom benn Laden ak ñeent yore mësuñu am loolu ñu ngi koy soog a am mu nekk yaakaar mais ñu dem ba mu yàgg raffinerie bi di am problème mu approvisionnement brut bateau dina toog 15 jours au large du décharger ndax ay problème mu lettre de crédit loolu ñu wax ne ñaar la mën a doon benn dette baa ngi ci ñaareel ba mooy organisation importation brut bu SAR am na problème marché importation bi dañ ko réorganiser parce que ni muy demee nii baaxul loolu mooy problème bi teg kooku question de gestion de l'organisation de l'approvisionnement. Merci. Pourquoi mu am problème warul am problème. Merci beaucoup Cheikh Diop jiite CNTS FC ñu dem